appelle islam dafay former nit ci mu équilibré wu mooy maanaam mesure donc islam éduque pour formater un être équilibré koo xam ne nii du yées du manqué mais ci digg bi lay toll day mëcc mooy ce qu'on appelle un être mesuré boobu nag soo ko buggee dégg véritablement ci li nga xam ne nii moom la sunu borom sàkku ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni mooy sunu premier éducateur ñun musulmans yi mooy daf ko teg ci ay yoon bi mu koy fàttali ci biir alxuraan daf ni ko laqad xalaqnal insaana fii ahsani taxwiin bi may sàkk doomu aadama dama ko sàkk ci ay melo yu rafet donc maanaam soo buggee am dégg-dégg dëgg da ngay xam ni soo buggee yar nit ci yoonu islam ba pare du fàtte démbam du fàtte cummikaayam du fàtte cosaanam mooy da nga koy yar pour jox ko lan la ñuy wax ahsani taxwiin c'est les valeurs c'est véritablement les valeurs donc valeurs yooyu suñu duggee ci biir islam ak ci biir alxuraan mën nañ ci seet yu bëri yoo xam ne nii xëy na dina gën a orienté wu vers li ñuy wax le formatage la formation et l'éducation d'un être équilibré suñu jógee foofu ci biir alxuraan ba tey soo demee ci sooratu bu nekk ci biir islam muy sooratu iqra da ngay wax ni sa nuqri uka fala sa bisma la nekk sa nuqri uka fala tansa dinañ la jàngal ba yow sax doo fàtte mu mel ni donc éducation bi réussi mooy éducation boo xam ni foo toog ci àdduna ak ci kaw suuf la nga xam ne nii moom lañ la lay taayalee foo toog doo ko fàtte te loolu rek ngay tari moom la sunu borom defar sayyiduna Muhammad ba ku ko gis ku ko xamul ak ñi ko gëmul sax ñu comme ni ci demee ni ñoom Lamartine ak ñooñu nga xam ni ay poète lañu suñuy wax ci moom mënuñoo wax lu rafet xëy na mais je dis aux gens ñu ne ma non prophète bi dafa am jagle yàlla moo ko jàngal mais man ñun aussi ñun jullit yi dañu am jagle c'est que moom moo ñu jàngal te moom ku mu jàngal ci ay principes ak ay vertus yu kenn mënul naatamte la jàngal problème bi kay mooy est-ce que lim ñu jàngal dinañ ko dégg ak le sens véritable ou pas c'est ça véritablement xëy na jafe-jafe bi nga xam ne nii ñun moom la ñu am ci éducation suñ ko bëggee tënk aussi toujours moom éducation ci islam mun nañu bàyyeekoo ci surat bi ñuy wax Ali Imran soo demee ci verset 102 moom muy nekk surat où sunu borom mi ngi fay wax auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha hatta tuqatihi wala tamutuna ala wa antum illa wa antum muslimun ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha haqqa tuqa wala tamutuna illa wa antum muslimun soo demee ci aaya verset 102 sunu borom bi muy tënk di leen di wax ni nañ ko ragal moom ci ragal bi gën a kawee xëy na ci ragal yi mooy mi ngi ñuy wax ni bu ngeen ko defee te ragal yàlla nekkul lenn lu dul yàlla dafa def ay interdit c'est-à-dire ay droit la teg si ñun ak ay devoir mais su la waxee ragal ko souvent ñun sax dañuy def confusion entre la pratique ou la foi mais ragal yàlla kay weesuwul li mu tënk ni moom laa leen jàngal jaarale ko ci seen yonent muy ay tere ak ay digle lu ciy digle ngeen def ko lu ciy tere ngeen bàyyi mais ñun xale yi nga xam ni dañoo juddu te xamuñu dara mënuñu xam tere xam digle lu dul ni dañ ñu koo jàngal donc souvent l'aliénation culturelle intervient par le fait quoi qu'on puisse dire de la démission de la socialisation des parents et des familles kooku mënuñu ko wedd parce que xëy na ñoom ci seen bopp aussi amuñu une dimension islamique qui leur permet de perpétuer cette même éducation parce que nit mënul jàng dara bañ a jàng dara ba pare jàngal la ko yow donc su doon dañuy tàggat njaboot gi ci ku nekk comme ni ko famille religieuse di defee d'ailleurs mooy ki ko sanc saa yu dem am na ku mu fi bàyyi keneen koo xam ni mi ngi jox flambeau bi keneen ku ñëw donc maintenant les familles que nous constituons malheureusement ñun ñëpp xale bi su nekkee xale dañ koy dugal à 2 ans léegi c'est devenu même en réalité une culture dañ koy dugal ce qu'on appelle le jardin d'enfants mais su fa demee jàngul éducation islamique éducation jàmbur lay jàng te lañ ko fay jàngal yépp dañ koy formater moom dañ koy tëgg pour muy mën a comme li ma la waxoon sànq ni ci sa nuquri uka fala tansa mais am na loo xam ne suñ la ko jàngalee nga nekk xale foo munti nekk doo ko fàtte su nekkee na culture occidentale la moom moo tax léegi nous avons une culture extrêmement hybride même suñu nekkee aussi ñu nekk ci diine xëy na gis ngeen ba tàyyi nit di lekk si les grands buffets ou les grands banquets ñu ne la sooy lekk principe bi mooy da ngay téye sa fourchette sa loxo càmmoñ téye sa paaka sa loxo ndijoor boo demee université ñu ne la loolu lañ lay jàngalee pour nga gën a mën a lekk mais parce que dafa fekk ni la jiitu ca ñun la ñu laytaay ci ñun su nekkoon laytaayu diine yow boo demee mun nga jël sa fourchette
téye ko sa ndoxo ndijoor jël sa paaka téye ko ak sa loxo càmmoñ parce que dañ lay wax ñu ne la ñun li sunu maître bi gën a mag ci maître yi jàngal mooy lu ñuy def dañ koy commencer par ndijoor. Malheureusement léegi école dafa nekk loo xam ne nii instrument de combat pour imposer sa culture donc bu doon école yi dañu fay jàngee l'islam rek kon xëy na dëng-dëng yu am yu bëri du fi mën a am. donc ragal suñu borom weesuwul ñu jàngal ñu comprendre suñuy devoir ak ñu jàngal ñu aussi ñu comprendre suñuy droit si islam. beneen bi nga xam ne nii moom mooy xëy na aaye effectivement bi ñuy wan ni éducation obligation la si ñun ci suñu njaboot gi day feeñ ci li ñuy wax sooratu tahrim verset 6 a'uuzu billahi mina shaytaani rajim yaa ayyuhal lazina amanu xu anfusakum wa ahlikum naaran wa xuduha nnaas wal hijaara alayha malaikatun ilazun shadid la yaxusuuna allah ma amarahum wa yafaluuna ma ya'murun. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les personnes et les pierres. Mais préservez vos personnes et vos familles, qu'est-ce que ça veut dire? Préserver leen mooy nga nàmpatal leen ci loo xam ne nii ëllëg bu ñu taxawee seen kanamu borom duñ leen sànni ci safara soo xam ne nii ay nit ñoo koy feesal ak ay xeer. Donc suñu borom dafa artu déjà ku am njaboot donc souvent je dis même balaa ñu lay jox soxna xëy na wala balaa ngay am sëriñ war nga xam ne da nga am obligation de faire de ta progéniture une progéniture musulmane achevée, une progéniture musulmane achevée. Maintenant bu ñu confondre ñu yar la xëy na comme yàlla li muy wax man maay jubal ku ma neex maay aussi sàng sutura ku ma neex mais li ci am solo dëgg ci éducation mooy suñu la koy jàngal ci ñun suñuy science sociale principe d'inculcation yi mooy li tax mu am solo su diine jiitoo ci yow mooy même su fekkee ni da ngaa tijjeeku ci modernité am na nasax yoo xam ne sa xel mënu ko xalaat parce que la fa jiitu dafa nekk diine wala islaamu nen donc ci noonu da ngay gis ni alors islam souvent dafay produire ce qu'on appelle des outils pour le développement en se fondant sur un peu une intention de donner à penser sur ce qu'on appelle l'humain, humaniser. Islam éduque pour une humanisation mooy li ngóor si doon wax nite islam su lay yaru la lenn donc ñoom arab yi sax dañuy dégg ñoom dañ lay wax adab mooy yar boo xam ne outil adab en arabe profondément su fekkee ne tey da nga bëggoon a def xëy na naxu bi soo ko doon décliner wala nga koy déchiffrer vous allez vous rendre compte que c'est mënuñu ko tuddee sax yar mais adab si arabe c'est comme si da nga yoroon benn objet boo xam ne nii lu dëng rek ci nit ki di nga ko daaj ba mu gën a ñoŋaat donc islam dafa am adabam yoo xam ne daf ko décliner à telle enseigne que daf lay wax ni mun nga dans une certaine mesure ubbeeku ci yeneen société yi mais munoo fàtte aussi yow fa nga jógee c'est ce qu'ils appellent en fait une culture d'éthique mais fondée sur l'humanisme. D'ailleurs il revient dans le Coran pour dire xalaxal mawta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsana amala. Ça revient encore donc même bi may sàkk dund taftalal ko moom mooy dama leen a bugg a natt rek ci kan ci yéen mooy rawante ak moroomam ci jikkoy rafet mais nit nag mënul dem ci compétition boo xam ni préparé wuñ ko ci donc l'éducation islamique c'est une préparation qu'on doit avoir am na ñoo xam ni sax dañ koy anticiper c'est depuis que vous êtes fœtus xëy na ci la ñuy teg alxuraan soxna bi nga xam ne nii moom moo la porté mu koy déglu ba keroog parce que en psychologie on dit clairement à partir simplement de 3 mois ki nekk fœtus ci biiru yaayam il est réceptif aux sons et aux signes qui tournent autour de lui donc imaginez maintenant su fekkee ni xëy na dans une certaine mesure comme ñun ce qu'on fait voilà da ngay dem nekk en état wala nga tollu diggante nga dem ci ay cirque wala nga déglu ay musique wala donc bu mu ñu tromper trop suñu gisee aujourd'hui li xew ci société bi une chose fondamentale comme fecc ak way ni mu fi amee doole parce que dañoo dem ba cultiver ci suñu bopp parce que tubaab bi ñu demee ba xam ne ñoom mënatuñoo xeex islam dañ ni islam garab la boo xam ne ni ay racinam dafa profond suñu buggee ñëw pour dénaturer ko du jàll parce que amuñu fu ñuy jaar ba def ko mais am na ci ay branche am yoo xam ni bis bu ñu leen goree islam du taxawee ni mu waroon taxaw ñu laaj leen lan mooy branche yi ñu ne mooy ñooy seeni doom fexe leen ba jot seeni doom comment on va atteindre leur progéniture par aussi une autre éducation qui va les décimer mooy l'éducation de l'aliénation culturelle où on nous apprend une langue avec ses corollaires qui sied ni ngay toogee ni ngay waxee te dara du ci diine gis nga sax léegi même bu ñuy takk soxna dañuy imposer alliance ak anneau qui signifie beaucoup de choses ci seen culture même bu ñuy takk soxna imposer nañ ñu d'avoir un régime matrimonial am na fu ñuy signer ni benn jabar ci la ñuy yam wala duñ ko dépasser wala tout ça ça n'a rien à voir avec la culture islamique dem na ba imposer ñu même bu ñuy joxe tur
am na tur bu ñu koy jox boo xam ne nii xëy na moom lañ ko tuddee, mais bu njëkkaan chance su mag ñu njëkk ñi mooy suñu lay jox tur dañ koy xool ci téere. chance su mag ñu njëkk ñi mooy bu ñu lay jox tur dañ koy xool ci turandoo. ñun souvent dañ lay jox tur ba pare ci biir kër gi ñu yàqaat encore sa tur à telle enseigne que doo wuyoo trop sa turandoo bi nga xam ne mënoon na la jox des valeurs intrinsèques qu'il portait. Donc il y a ce qu'on appelle la distinction à faire entre l'éthique éducationnelle et le respect des valeurs communes et plurielles. Islam daf la def de telle sorte que yow lépp loo xam ne nii moom moo fi ay xar baax même yoo xam ne nii xëy na aada la woon su ñëwee du ko dàq daf lay wax nga porté ko parce que loolu yàqul dara ci sa biir diine. Par contre éducation occidentale ci égocentrisme ak isolement la lay bis boo demee université li ñu lay njëkk a jox mooy caabi ak nekk nga tëju fa yow rek. Donc cet isolement là daf lay dugal ci benn retraite par rapport au monde social parce que éducation kenn mënu ko def lu dul ni da ngaa jàngat ci environnement bi nga xam ni dañuy tourner autour de toi. tubaab bi nag bis bu ñu la bëggee yar dañ lay wéetal et on dit l'oisiveté est la mère des vices. gis nga boo wéetee lu bëri rek te amoo jege boo takkoo ak sunu borom soo deful nag sa xel lépp li nga ciy xalaat du nekk xalaat bu ñoom moo tax nga gis leen ils sont très forts dans l'imagination bombe atomique ñoom ñoo ko defar. bombe chimique ñoom ñoo ko defar parce que même suñu la ko bëggee defar loolu dañ lay dugal dans ce qu'on appelle des situations d'isolement où tu vas penser mal. Islam nag pensée am yëpp c'est une pensée pluraliste mooy lépp loo am da nga koy bokk ak say morom lépp loo mën da ngay dimbali say morom. Éducation boobu joxuñu ñu ko à l'école je suis désolé parce que même soo duggee ci programme bi en tant que tel c'est un programme qui perpétue les soi-disant valeurs occidentales et qui n'en sont pas mais plutôt des vices occidentaux. Aujourd'hui gis ñun ñëpp ci kër jullit yëpp soo ko xoolee bu baax na ma yàlla peut-être baal ci ni ma koy waxee soo deful ndànk sàngara bi ëpp ci sunu Sénégal fii ñi koy naan gëw ma ni duñu ay jullit yee ci ëpp. Mais parce que effectivement on te fait comprendre que aujourd'hui ce qu'on appelle le citoyen assimilé d'ailleurs il l'appelle assimilé. Assimilation mooy koo xam ne nii soo toogee da ngay toogu tubaab sooy wax da ngay wax waxu tubaab te yàlla def na ni mun nga jàng tubaab ba sori ci mais xëy na la nga nàmpatal moom doo ko bàyyi fenn d'ailleurs moom nga gis ni même à travers le langage et la langue am na ñoo xam dañuy wax ak yow nga yaakaar ni ay tubaab lañ mais xam nga ku ñu wax tubaab bu ñuul nga xas nañu waaw parce que pour man même kàllaama boo koy wax dafa war a attester yow fi nga jóge ak fi nga bokk donc mun nañu wax tubaab sans pour autant faire des fautes wax li ñu war a soxla mais teewul ñu mën koo def ci chichi mais soo demee seen dëkk dañ lay imposer ba même ni ngay waxee ak peut-être consonation bi ngay am ak phonétique bi il faut forcément parler comme eux. Mun nañ ko joxe aussi exemple ci li ñuy laabal ñun ak taxar ñun li nga xam ni moom mooy laabal nit mais déjà tubaab daf ko dàq ñun ndox moo ñuy laabal ci lépp toj bu ñu munti am ci suñu wàllu diine pour defar ko ndox la moom papier la lay jox te da ngay gis da ngay dem sax ci seen réew pour nga trouver une situation d'accommodation islamique doo ko am. soo deful nank nag bu doon yow sa islam dëgërul wala nampataluñ ci nga commencé tu commences à avoir ces habitudes là papier toilette soo tuuree ndox alors doo xam ni sax xëy na laab bi nga war a laab ci diine xëy na amatoo ko dinañ la formater à telle enseigne que même pour nga trouver l'est et l'ouest le nord et le sud pour mën a julli fenn c'est archi impossible mais ils le font exprès c'est-à-dire ils vous imposent leur propre culture afin que yow sa bos nga bàyyi ko mais gis nga ku tàmm julli foo ko yóbbu lu mu xat-xat dina fa julli même su doon avion wala mu nekk seen milieu dina trouver moyen parce que su ko deful du nekkati loolu nag la ñuy wax ci éducation une identité l'islam nous éduque en nous donnant en nous livrant une certaine identité boobu nag bis boo ko ñàkkee loolu la ñuy wax am na ñu koy tuddee yoon boo ko amee doo réer boo ko bàyyee foo munti demit doo feeñ donc l'islam nous éduque par rapport aux valeurs identitaires. L'autre élément très 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 important c'est que en réalité islam dafay def opposition entre liberté ak responsabilité ci ni mu lay yaree yow daf lay wax ni d'accord yàlla jox na la xel mais li ngay am xel boobu c'est encadré bu dee nag l'éducation occidentale qui nous aliène wala mu ñuy réeral daf na naan sa liberté ça passe avant tout d'ailleurs ils le disent nous tenons à la liberté comme à la prunelle de nos yeux mooy maanaam ñun sunu moom gi ñu moom sunu bopp war nañoo yóbbu ci ñu lépp lu ñu xalaat lu mën a ñoŋal sunu bopp googu war nañ cee dugg islam nag du la wax loolu daan la naam yaa moom sa bopp jox naa la xel mais xel moomu yëpp c'est encadré selon les principes et les valeurs de l'islam moo tax nitu jullit dëgg day libre mais day exercer une responsabilité sur cette liberté
bu dee nag koo xam ne nii dem nga ba yoonu tubaab fëkk la yow jàpp nga ni lépp loo def te moomoo sa bopp rek moom gu jéggi dayoo yow atteindre goo xëy na le sommet. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant, xam nga soo buggee def la jonction entre la responsabilité et l'équilibre, tu poses maintenant entre la responsabilité et la liberté, tu poses maintenant les jalons de ce qu'on appelle l'équilibre. Mooy nit fu mu munti nekk dafa war a nekk nit ku nekk ci diggante bi, nit ku yam. Gis nga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu koy jàngal aussi ci outils yi ñu jox. Da nga dégg mu ne la ata ani minallahi wala ajalatu mina seytaan, gaawantu dafa jóge ci seytaane, mais dal ak équilibre ci yàlla la jóge. Donc moo tax sànq ma ni la soo buggee xam yar rek da ngay jaar ci discours sunu borom wala nga jaar aussi ci attitude u Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci noonu équilibre bi nga xam ne nii islam daf ñu koy jàngal day def distinction entre l'un et le multiple, lu nekk benn ak loo xam ni du moom. Day def distinction entre efficacité et éthique. Nit ci islam mën nga efficace lool mais da nga ciy boole nag ngor. Mais ñoom xam nga lu ñu lay wax ñoom gagner sa vie tout en vendant son âme. Li ñuy tënk ci benn vocable bu ñuy wax la fin justifie les moyens. Islam nag waxul loolu. Au contraire, les moyens justifient la fin. Parce que sànq nee naa la daf ni xalaxal mawta wal xayaata. Donc moom ci boppam daf ni la balaa ngay mën a ñoŋal sa éducation ci kaw suuf, pense d'abord à ta fin. Bu dee nag ñoom dañuy xalaat ñoom l'essentiel mooy lépp loo xam ne mun naa ko def ba génn ci te ma nekk ku efficace wala ku efficient, je peux le faire, peu importe moyen bi ma koy defee. Islam nag daf naan la man moyen bi moo ma gën a amal importance. Même soo bëggoon dem jóge fii pour dem joxe sa asaka wala nga matal sa ramadan wala nga dem siyaara ji rasulullahi par aj, daf naan la soo ko bëggee def da nga koy def ci ay yoon yoo xam ne ay yoon yu ñu tëgg lu leew. Donc c'est ça la distinction entre éthique ak efficacité. Voici ce que l'islam donc vise quand il éduque. Islam su la buggee jàngal lii donc moom lay viser. Donc il fait aussi dans une certaine mesure la promotion du vivre ensemble. Diine islam daf ñuy tàggat ci ñun, d'ailleurs daf lay wax ni yéen mbokk ngeen. Donc amul distinction. Mun nañoo sax peut-être bañ a bokk wasila wala ñu bokk wér, mais au finish comme li xew Sénégal gis nga këru diine bu ayee munoo xàmmee kan moo bokk fii wala kan moo bokkul fii parce que daf ñu wax ni yéen ay mbokk ngeen. Mais européens yi ñoom ñoo fi indi communautarisme, régionalisme ak nationalisme. Dañ lay ber di la séparer. Ils disent les Romains moo ñu jógee entre France, Italie ainsi de suite. Les Slaves moo ñu jaar Russie, Roumanie ainsi de suite. Les Vikings moo ñu jaar peut-être Danemark, Norvège. Donc te ñun suñu borom tëgguñu ci ay di def une distinction pour moom ñun ñëpp a bokk. Loolu moo tax Rasulullah ba mu ñu buggee wane ni amul différence de race mu ne Bilal jugal nga noddu sa baat jëm ci kaw. Donc ñii pourtant auparavant bon je ne veux pas trop entrer dans les détails pour faire une comparaison, mais pourtant auparavant vous vous rendez compte que dans la Bible Kam mi nga xam ne nii moom moo demoon yaramu ñuul bi, mais Kam mais position bi mu situé aussi Bible presque c'est une position où dañ ni salte la woon boo xam ni dañ koo soppi mu nekk nit ku ñuul. Mohamed moom ñëw pour ne amul warul am distanciation entre les races mu woo ko ñuul ne ko noddal mu jëm ca kaw. Te gis nga ba muy joxe jàngalem bu mag boobu mu ne la jaar naa àjjana dégg ay pas ma laajte kan la ñu ne ma Bilal. Mais xëy na le symbolisme était très profond. Il voulait juste dire kii dugg àjjana l'essentiel mooy na nekk jullit, mais raasam ak appartenance am ça importe peu. Beneen bi ci des mooy éducation boo xam ne nii da nga bëgg mu nekk éducation bu ñoŋ munoo ko tàqaleeg les besoins techniques et économiques. Tubaab yi ñoom aliénation bi foo gisee mu tax mu xaw a jéggi dayoo sunu, mais ñoom dañuy insister sur les besoins techniques et économiques. D'ailleurs Simmel, un grand philosophe allemand, disait, il appelait argent la religion de l'argent. Donc quand on dit besoins techniques et économiques, ça signifie exclusivement quoi? Ça signifie que pour tubaab bi ñoom li am solo mooy infrastructure, mooy PIB, mooy PNB, ainsi de suite. Mais jëluñu trop une dimension spirituelle. Islam nag tàqalewul ñaari gaa daf lay defal une éducation fondée sur les besoins techniques et économiques, mais il n'oublie pas aussi la dimension spirituelle, éthique et culturelle. Alors à ce cas précis, Islam du opposer esprit scientifique ak spiritualité, parce que pour moom ki gën a scientifique mooy ki dégg diine. D'ailleurs Seydina Mohamed moo gën a scientifique kuy scientifique. Day dem guerre di teg ay stratégie militaire, pourtant il n'était pas militaire. Day dugg ci économie pour xool nan la ñuy defee ce qu'on appelle la solidarité et la redistribution des ressources au sein d'une communauté, pourtant il n'était pas économiste. Mais en réalité ce qu'on appelle une inversion de causalité. Les gens ils pensent que c'est l'économie qui impulse
les autres aspects ñun diine dañ naan c'est le spirituel qui fonde tous les autres aspects de la vie sociale. Et effectivement, pourquoi aujourd'hui nos nations ne sont pas développées? Parce que ceux qui sont à la tête, je suis désolé, avec tout le respect que je leur dois, ils n'ont pas une imbibation extrême par rapport aux dimensions religieuses. ñoom ñëpp seen xam-xamu diine soriwul te ni ñu bëgg a doxalee réew mu mel ni réewu Sénégal par exemple di réewu diine dañ koy fondé et d'ailleurs ils sont tous aliénés socialement. Je suis désolé parce que am na islam taalibe la lay def moo tax boo nekkee président mënoo nekk un monarque. Démocratie mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day toog juum ay saabaam laaj ko ne ko est-ce que mën nga ñoo fàttali est-ce que juumoo te pourtant moo gën ñëpp mais c'est que dafa amoon taalibe goo xam ni suñu borom moo ko sol ci moom à travers le message coranique. ñii nag ñoom ñëpp école occidentale lañu jàngee ñoo ci ëpp bis bu ñu amee chance am président de la république wala ay ministre de l'intérieur wala ay premier ministre yoo xam ne ni ay taalibe lañ su boobaa fi ñu bëgg a jëmal Sénégal mun na fa toll mais cette aliénation elle est faite dans le sens où on te dit le respect des libertés xanaa xamoo ci démocratie bi islam di imposer démocratie yii ñuy wax ni lu neex waay mu wax wala lu neex waay mu def islam dafa teg kilifteef ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes signifie outre mesure que en réalité nit lu mu munti wax aussi daf ko war a mun a wax simplement dans le sens outre mesure de ce qui est prescrit et non pas de ce qui est proscrit. Mais démocratie occidentale am na loo xam ne nii rafetul mais dañ naan la yoon may na la nga wax ko parce que c'est liberté la islam du la wax loolu islam dafa xam kilifteef islam dafa xam ay yoon islam dafa xam norme donc à tel sens que islam sait faire cette distinction là donc ne confond pas véritablement ce genre d'aspect. Mais non plus il fait une grande dichotomie à travers deux valeurs, les valeurs locales et celles universelles. Li nga moomal sa bopp ak fa nga jóge moo tax bu ñëwee ci bërëb wala ci penc du far aada yi nga xam ni moo fa nekk day jël aada ya ca gën a baax après mu soog a xëy na bàyyi la ak aada yeneen yi nga xam ne nii voilà. Ok, y a pas de souci, donc je crois pouvoir terminer dans les délais. L'autre élément c'est que li ñuy fàtte nag malheureusement te mu am solo trop islam su lay yar daf lay yar si nga comprendre l'origine et le devenir du monde fan la su àdduna jóge ak fan la jëm xam nga bu ñu waxee nit que dañ la sàkk ci lumbu deret am na lu muy signifier mais suñ la waxee aussi ne la kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, tout bouge, tout change, rien ne demeure, seul votre Seigneur est éternel. Di nga war a comprendre que sa existence fii war ngaa gaawantu pour def ci lu rafet balaa nga fay jógee mu nekk loo xam ni xëy na ci nasax la donc doctorat du la ko may agrégation du la ko may xam-xamu diine yi du la ko may déjà soo dëddoo àdduna sax kenn du la wax on va amener son agrégation on va dire dañ koy jàngal ay fatiha dañ koy jàngal ay fidaaw dañ koy jàngal bismillahi rahmaani rahim ñun nag aujourd'hui l'aliénation se repose sur le fait que xamuñu fu ñu jógee te xamuñu fu ñu jëm boo gisee nit muy kërti ci amassement ah da ngay dégg sax sunu borom muy tëkku nit ñi lu tax ngeen di dajale bu bëri rek ah fu ñu leen fekk ngeen koy compter ñun ñëpp moo ñu dal parce que comprendre uñ ni loo fi mun a dajale aussi fi nga koy bàyyi dem sa yoon suñuy njëkkante suñuy def concurrence malsaine suñuy xëy na xeex wala ñuy xuloo ci suuf wala ci wàllu ndono wala ci pouvoir c'est parce que on n'a pas assez compris depuis l'éducation que en réalité fii dañ fiy jaar rek dem dund bi nga xam ni moo nekk dund ba ñang mooy dund bu nekk au-delà loolu la suñu mag ñi baax ñu xam moo tax gisoo leen benn yoon ñu bàyyi château gisoo leen benn yoon ñu bàyyi ay R+20 mais seen dimension sociale ak spirituelle boo ko tegoon ci balance ëpp na château yi nekk ci kaw àdduna ëpp na ko moo tax nga gis nit nekk sax ci jaaxle tudd ci turu kenn ci baatin mu wuy si la mooy daf koo liggéey fii parce que xamoon na ni bis bu defalee boromam rek boromam delloo ko te loolu mi ngi jaar ci suufe bu ñu suufe moo tax sànq ma dégg bi ngay introduire Sidi nga ne kër gi ku ko gis xam na ni ñun amuñu way nekkul ci mbooloo nekkul ci mais da ngay fàtte ni sunu borom bi mu ñuy enseigner moo ñu ne la simplicité est la marque des grands esprits jotaay boo dugg ka ca gën a woyof mbubb gën cee suufeel boppam kooku moo ca ëpp xam-xam moo ca ëpp dayoo ci yàlla donc këru diine yi nag dañoo xam ni li am solo moom mooy le futur et non pas le présent te fii dañoo dee ba pare balaa ñuy dund donc mooy li am solo moom mooy jëf-jëf bu rafet ak jëf bu ñu teg ci yoonu kilifa yi ak jëf bu ñu teg ci sunnatu muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam voilà beneen bi ci des mooy islam du confondre mukk raison ak esprit ñoom ñaar lay boole te da koo xam tellement que daf lay wax gis nga si tu es un être raisonnable bu ñu formaté bu baax dans l'éducation di nga xam ni àdduna bi ak loo fi mënti am santal suñu borom mais xam nga ni
du wéy moo tax mënoon wax i'lamu annama alxayaata dunya lahibu wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurin wa takasurin fil amwali wal awlaad kamasali ghaybin a'jaba kufaara nabaatu en fait adduna bi ngeen di nekk nii ay fooy neen la gaawantu leen ngeen def li ngeen def ngeen ñëw ci seen borom parce que lépp c'est du jeu en fait c'est de l'irréel mais ñun nag su ñuy éduquer dañuy éduquer ci tur yow yaay kan man maay diw est-ce que xam nga ma est-ce que fu ma jaar dañ lay wax sax sa yaay wala sa papa daf lay wax ko yow fi nga jógee xanaa xamul foo bokk te kenn du la wax ne la en fait on te socialise à travers la modestie et la simplicité intellectuelle yi fi gën a ëpp xam-xam moo ñu suufeel seen bopp ak ñi ko wàccee ak ñi comprendre que raison bokkul benn yoon ak esprit. donc bi ci topp également on l'a dit mooy en réalité islam daf lay wax ni ñaari outil moo am soo buggee yar nit injonction ak écoute injonction mooy nga koy fàttali gis nga alxuraan saa yuy ñëw day wax ô vous les croyants ou bien ô vous qui croyez beneen bi ci def daf lay wax waxal donc c'est ce qu'on appelle les procédés d'apprentissage. Piaget qui est un grand psychanalyste psychologue teg na ko boo buggee nit li nga koy jàngal mu intérioriser ko il faut que nga koy répété loo moo tax ñun ñu doon yóbbu ci daara gis nga ñuy fowee tajwid yi di fowee da nga sànq maalaaji bi mu ñëwee jàng alxuraan mais vous avez vu l'effet que ça fait mais soo gisee mu mun koo tari alors que tegu ko ci kanamam c'est que dafa def apprentissage bi à travers les outils de l'injonction et de l'écoute moo tax sa oustaz da lay sant di la wax ngay déglu léegi nag ñun dañoo topp rëng-rëngu àdduna ba amuñu temps wu toog ak sunu njaboot di leen sax ñu leen di déglu mag ñu njëkk ñi chance boobu lañ am parce que dañ doon toog ci pénc mi seen papa wala seen maam toog à travers des exemples vivants ñu leen ciy jox ay leçons de morale yu jógee ci diine yoo xam ni fu ñu dem xëy na mun ko fa sotti. alors bi ci des mooy soo buggee tënk daal jàngaleem islam te ba bañ a aliéné wu jàppal ñett yi il faut nga boole le rationnel mooy lu jaar yoon le naturel nga xam fi nga jógee ak le spirituel mooy nga jege suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah professeur. mu mel ni kii. amiin alhamdulillah 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 wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammadin alfatixi lima ugliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه رضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu bu ànd ak ziyaar bu ànd ak sàkku ñaan ak di baalu xaq te di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu baal ñun ñëpp di ñaanal kilifa yi nga xamante ni ñooñu taaralal jotaay bi yàlla dolli seen wér dolli seen sutura dolli seen teraanga ñu jiital ci sunu baay al cheikh alxaaji Xuseyn ibnu alxaaji Muhammad radiyallahu anhu tabarakallahu ak sunu baay Amadou Yoro Njegen di magam macha allah waaye nag di duñ leen nuyoo ñoom nuyu nañu njaboot gi fi nekk yëpp di frère di ay nijaay di ay mbokk di ñu nuyoo nag sunu bàjjen Adja Yaasin Njegen incha allah moom it dina yóbbaale géew jigéen ñi fi nekk ñëpp mbokk yi waa dëkk bi nga xamante tamit bàyyi nañ seen yitti ñëw ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara su ko defee xam naa ni kii bi du gudd ndax 20 minutes dafa gàtt waaye nag li maam alaaji daan wax mu ne barkelle moo gën barile waaw mu ne barkelle moo gën barile waaw imaam Ahmad Baro Njegen dañ daan wax nañu ba buur ba mayee ka mu may buur ba xeeb ko lool waaw ka mu may day gor pire daal di tourné wax ko wax joo xamante ni jusqu'à la fin des temps histoire daf koy retenir mu ne ko qalilun minka yakfini walakin qaliluka laa yuqaalu lahu qalilu waaw li nga ma jox de xeeb nga ko waaye man gisuma may gi waaye may gi fa mu jóge laay gis waaw kon nag alhamdulilahi rabbil alamin même bu dee dañoo toog rek du ñu waxul sax ñun ça nous suffit largement waaw ndax jotaayu xam-xam jotaayu échange dafa nekk lu am solo pour man sax waxtaan wi ci boppam dafa wax boppam thème bi thème la bu doy waar boo xamante ni ça mérite toute une journée wala week-end sax mérité na ko ngir ñu yaatal bu baax moo tax ñoo ngi gërëm bu baax comité bi tabaarakallahu ak ñi yor côté
xalaat ci côté scientifique bi sëñ Sidi ak ñi mu àndal ñëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na yàlla gën a barke liggéey bi su ko defee dafa mel ni tey mën naa am c'est pour ouvrir rek moo tax ñu boole ci sax culture boole ci aliénation et tout mais islam rek suñ ko waxoon yaakaar naa lépp a ngi ci biir ndax soo waxee islam rek yaa ngi wax contraire ul islam soo waxee contraire ul islam ci saa si tamit yaa ngi feeñal yeneen aspects yi nga xamante ni bëgg nañu mu feeñ ci waxtaan wi ndax léeg-léeg mbir pour nga comprendre ko so keroog maa ngi koy wax ne maa ngi doon def gëstu ci asmaallahul husna di ko jéem a firi waaye dama ci gis ay tur yàlla yu bëri yoo xamante ni kenn mënu koo firi nii comme ni nga ne comme arrahman fees del la yërmande am na ci tur yoo xamante ni kenn mënu ko firi da ngay jëm jëli contraire bi ngay indi pour mën a firi tur yi waaw léeg-léeg tamit ci diine tamit am na yoo xamante ni kenn mënu ko expliquer mais du contraire bi rek taxawee rek lépp leer moo tax aarifin billaahi ñoom dañ duñu am na benn niveau de xam-xam bu ca tollee dootuñu xam guddi ak bëccëg suba ak ngoon bu weex ak bu ñuul dootuñu xam lu baax ak lu bon parce que lépp xam na ni dafa am rôle bu mu war a jouer ci kaw suuf soo xamee rôle am rek da nga koy jël nga respecté ko ndax mbaax baax na waaye mbon tamit baax na ndax mbaax du amee te mbon amul kenn du xam ndax mbaax am na mbon du amee te mbaax amul tamit kenn du xam ndax mbon am na kon lépp loo gis ci kaw suuf rek am na valeur am na représentation am na représentativité am na lu nekk ci biir te loolu mooy le souffle divin soit day jóge ci loxo borom bi tabaraka wa taala comme son borom yi mu wax ni moo ko bind ci loxoom ak yi nga xamante ni da leen a bind ci kun fa yakun moo tax mbind yi mbindeef yi dañ leen a séddale ñaar dafa am ñoo xamante ni seen ruux sama borom moo ko wol am na ñoo xamante ni seen ruux sama borom moo ko bindee ci kun fa yakun loolu mooy différence su doomu aadama ak xar ak bëy ak ak mbaam ñoom am nañ ay ruux mais ñoom seen arwaax manfuuxa la seen arwaax maxluuqa ñun bu dee ñut ñi suñuy arwaax manfuuxa la wa nafaxnaa fiihi min ruuxinaa moo ngoog loolu mooy différence bi donc lépp loo gis ci kaw suuf rek am na valeur yal nañu yàlla dimbali su ko defee professeur man du ma sañoon dama lay may sax samay 20 minutes nga continuer parce que waxtaan wi neex na xam-xam bi génn na mais en plus de cela dañoo fier ci yow yàlla seede na loolu c'est un honneur de vous avoir parmi nous comme ni mu meloon ci Cheikh Abdoulaye Dieye comme yeneen intervenants yi ñu am chaque jamono c'est un honneur di leen déglu di bég di kontaan macha allah waxtaan wi comme ni nga ko waxee yow da nga dugg fépp laal fépp te macha allah niveau bu neex bu kawee nga ko waxtaanee man dama jàpp ne yow ci fa nga kii rek lay jaar rek mu jeex ndax su nekkoon dañ ko séddale ñu ne kii na wax ci islam kii wax ci culture kii wax ci aliénation peut-être su boobaa mën naa jël sama pàcc kase ma toj ko ba mu leer nañ waaye daanaka dañoo jël lépp def ko benn suppu kànja rek ku ñëw tibb rek xéewlu yàlla nañu yàlla barkeelal ñun ñëpp su ko defee man dama jàpp ne du nekkoon am na benn mot buy tënk suñu jotaay bi mooy addition waaw addition rek laa fi dégg waaw ndax addition su amul rek musiba am diine l'islam diine addition la du diine soustraction waaw ndax toujours moo ngi ñuy indil ay cheikh day indi éthique indi déontologie indi efficacité indi esprit indi responsabilité indi liberté fu mu toll ay cheikh lay joxe léegi nag kan moo réussir ci àdduna kan moo réussir ki réussir ci àdduna en général mooy celui qui peut faire la part des choses la jonction des choses la connexion entre les choses ki ko mën a boole rek moo réussir ci àdduna te dinaa ko leeral léegi loolu du leeral rek daanaka jaratul may continuer ku def la jonction des choses mën a boole démb ak tey te yàqalu la li ngay dox mën a boole asamaan ak suuf te yàqalu la li ngay dox mën a boole ruuxaaniya ak maddiya te yàqalu la li ngay def mën a boole njàngum école tubaab ak sa njàngum diine te yàqalu la li ngay def mën a boole sa culture africaine dem dajeeg yeneen culture yépp te yàqalu la sa identité kooku moo réussir jeex na moo tax ma ne waxtaan wi waxtaanu éducation la li ci des tamit xam naa ni c'est le sociologue qui parlait
am na valeur bu mu jox lool les mots te dëgg la l'islam dafay religion boo xamante ni amul dara lu mu sàggane lépp daf koy bàyyi xel su ko defee macha allah indi na ci démocratie indi na ci liberté indi na ci éducation benn bu ci nekk mu indi ñun nan lañ ko déggee ci l'islam ak ñeneen ñi nan lañ ko déggee te doo demee ba xóotal xalaat yi da ngay gis ni ñoom toujours ñoo ngi ci excès moo tax ma ne démocratie en réalité ci ñun la nekk ñoom li ñu am du démocratie démocratisme la ñun ñoo am liberté ndax liberté moo ngi ci laa ilaha illa allah ñoom li ñu am du liberté libertinage la mën naa la ko toppal yim fi wax yépp benn bu ci nekk ñoom lañ ko jàppee du bu baax ba te li preuve yi dinaa ko indi léegi mooy ñoom ñépp seen doom yi ak seen borom xam-xam yi ak seen i njaboot ak seen universitaires yi ak seen gëstukat yi ñoo ngi bàyyi loolee dem di seeti Sayyiduna Muhammad et j'ai des preuves matérielles yuy wane loolu te dinaa leen jox exemple bi ma mujjee am une semaine avant may ñëw kilifa gu mag gu ma dajeel doon waxtaan ak moom ci thème bii ci wàllu ngëm wàllu islam ak wàllu science waaye mujj gi nee na ma ndekete yoo am na benn wax bu ma déggoon démb nga ko doon wax sa benn xarit jot li woon ma ko ndekete yow Seydina Muhammad moo war a régler àdduna bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam su ko defee macha allah diine ji nga xamante ni ñu ci lan nekk mooy l'islam lan mooy différence am ak yeneen diine yi loolu rek mooy yëf yi suñ ko xamee rek jàmm ne ñooy loolu mooy lan mooy diine l'islam dafa wuuteeg ñeneen ñi pourquoi parce que premièrement ça vient de Dieu deuxièmement ki mu ko jox mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ca des mooy système bi nga xamante ni moom la yàlla yónnee mënta jóge ci ñaar ñi ba noppi di imparfait système bu parfait la te je parle bien de système mooy lan un ensemble de choses qui sont liées loo laal ci bii mu laal ca bee loo laal ca lee mu laal ca la ca des bu même bu dee il y a des centaines de kilomètres yoo xamante ni mu ngi séddale nit ñi su ko defee diine l'islam damay wax ne soo bu dee par exemple ñun ci kër yi bu dee ci kër yi la mooy am nga dépense jox nga sa soxna mu togg indi teg nit ñi lekk loolu mooy l'islam bu dee ñun ñi nekk secondaire ba lycée Malick Sy mooy introduction ak lan développement ak conclusion bu dee ñun ñi nga xamante ni dañuy jàng philosophie di jàng di liggéeyee souvent ci li ñuy wax plan dialectique mooy lan thèse antithèse ak synthèse bu dee dañ koy tënk ñun ñi nga xamante ni dañuy jàng diine di ko gëstu mooy lan diine yahudiya diine masixiya ak islam ci boppam mu jeex li ma bëgg a wax foofu mooy lan mooy l'islam mooy diine ji mujjee jël loolu ñëpp xam nañ ko waaye l'islam dafa am lu ko caractériser damay ñëw ci ñaar yee su ma ñëwee rek lépp leer te du boobaa di ngeen comprendre ne ceeb bi ak introduction yi may wax ak thèse bi ak antithèse bi lépp day dellu ci yàlla subhanahu wa taala diine yahud ñoom ñooy incarné matérialisme loolu man xaw ma ko woon pourtant xam-xam bi moo ngi woon sama bopp mais xam-xam concret daf ci baax te bi ñu nekkee Maroc di jàng droit ba toll ci sunu troisième année di suivre di def cours science politique am na benn rubrique bu spéciale bu am solo bu ñuy jàngale bu tudd les groupes de pression man jàng naa ko mais comprendre uma woon man bi ma ko jàngee sama professeur monsieur Dahmani dama ko wax ne ko man mën naa la jox exemple bu ma xam mu ne ma lan ma ne ko ñun suñu réew sëriñ yi ku ñu neex ñu fal la mu ne ma ah d'accord waaw ma jox ko exemple tamit ci diggante Seydina Muawiya ak Seydina Ali ibn Abi Talibin waaw ci xelu politique ak engagement diine ci xol waaw xam nga seen différence dafay am toujours kii la mu fas sama borom moo koy contrôler moo tax du dellu ginnaaw kii la mu fas nag am na lu mu ca natt te loolu feek moo nga fa ca lay nekk du ca nekkul mu génn ca
loolu mooy différence ba. Seydina Muawiya Seydina Alioune ibn Abi Talib noonu la Seydina Alioune daal di ñàkkee pouvoir bi parce que joxe na kàddoom ba noppi pour moom du renoncer ci kàddoom musiba am pour moom yàlla dana ko daan ëllëg. moo ngoog li ma bëgg a wax foofu ci judaïsme bi ñu jàngee les moyens de pression yàlla nattu ma dem France ci laa découvrir ne ndekete juif yi ñoo moom France man loolu mosuma ko xam ñoo ko moom waaw ñooy docteurs yi ñooy avocats yi ñooy pharmaciens yi ñooy assureurs yi ñooy banquiers yi ñooy politiciens yi ñooy fal politiciens yi ñooy yéegal politiciens yi ñooy wàcc politiciens yi parce que yii ma wax nii ku ko yor yaa yor nguur gi te fekk na Amérique moom xamoon naa ko am na foofu lu ñuy wax la lobby juif ñooy fal ñooy folli pourquoi parce que ils détiennent yi gën a am solo foofu ñoo ko yor ñoo yor armée bi ñoo yor Hollywood mooy cinéma bi te cinéma dafa am doole ñoo yor les grandes chaînes de communication de télévision CNN ak yi ca topp yëpp ñoo yor économie ba mooy World Trade Center ak la fa nekk yëpp ñoom ñoo ko yilif kon ci saa si yii doo ko yilifee par force da nga yilif nguur gi ndax yii doo ko am munoo dem ci kaw ngoog léegi loolu li ma bëgg a wax foofu muy religion juive ñoom ñoo tënk lépp luy alal lépp luy pouvoir lépp luy doole lépp ñoo ko téye ci seen loxo te loolu ci histoire nii ñun ñi ñoo ngi koy dund dëgg la waaye ci histoire loolu moo mus a am lépp luy xaalis ak lu koy lijjanti ak nu ñu koy lijjantee ak fu ñu koy lijjantee nu ñuy bayee ak yu demee noonu ñoom seen mbir la seen àdduna yëpp loolu rek la ñuy gëstu ñu dem ci religion chrétienne nga xamante ni li leen di symboliser mooy spiritualité bu dëgër pourquoi parce que exemple bi may joxee mooy exemple bi gën a doy waar Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam lu mu wax nee na nit soo dajeek moom ci mbedd mi mu tëgg la mbaj ci lexu ndeyjoor lu mu la wax nee na la bul fayu bul yem ci fayu bi nee na tegal ko sa loxu càmmoñ mu dóoraat ci beneen mbéj loolu kañ fa la spiritualité yam waxula nga jéggal ko waxula nga xeex ak moom nee na comme dóor na fii comme ñaari lex nga yor na dóor ci beneen bi pour wutee ko yàlla dem nañ ba du ñu am soxna dem nañ ba dañuy dem ci couvent yi gën a sori ci àdduna bi wéet fa di wut yàlla maa ngi ñëw léegi bi ñu demee ba 6e siècle ci la yàlla wàcc Sayyidina Muhammad 570 sallallahu alayhi wa sallam na cëpp jeex ba mu ñëwee au lieu que mu def léegi lii nit ñi bëgg a imposer ci kaw suuf mooy massacrer toutes les cultures et toutes les appartenances et toutes les sensibilités pour amener ce qu'on appelle la pensée unique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa def la jonction dafa def connexion dafa jóge ci thèse ba wàcc ci antithèse ba daal di dem dali nag ca synthèse ba mooy daal di ne acca matérialité matériel na ñëw waaye na ko xel ak l'islam ak diine tënk na spiritualité ñëw waaye na ko xel ak diine ak yàlla tënk su ñooy ñaar yooyu yëpp ñu boole ko ba ñoom ñaar yooyu ba ñu marié ñoo jur li ñuy wax islam yàlla ñu yàlla dimbali loolu suñ ko xamee rek dañuy comprendre ne macha allah pour ñu mën a am équilibre il faut que ñu lekk ba suur naan ba màndi diwu sangu waaye il faut que tamit ñuy bokk boole ca di jaamu yàlla di wéetal yàlla di nangul yàlla sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo taxoon mu raw ñépp ci kaw suuf waaye doo xoolee yonent bi laataa moo mën lii laataa moo mën lii dafa am sama borom fu mu jaar ak moom mooy lan lii sama mbokk bi la professeur Sanokho doon wax mooy éducation dafa am solo pourquoi pas éducation du am solo ndax am na sew-sew bu rëy bu nekk foofu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaamul Ghazali radiyallahu anhu ñépp xam nañ ko muy borom xam-xam ci l'islam waaye di un grand philosophe te incha allah bëgg naa sax bala maa daaneel ma ñëw ci loolu ndax bëgg naa leen jox exemple yu baax ak wax leen la nga xamante ni ñun nitu diine yi ak wootekatu l'islam yi yenn défi moo ñuy xaar ngir ñu mën a transmettre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à d'autres qui ne sont pas musulmans et
ñu basé wu nag ci la méthodologie du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers le verset ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. aywa Imam al-Ghazali dafa wax ne law turika sabiyu biduni tarbiyatin la saara xayawaana. waaw loolu wax la joo xamante ni wax ju jar a jàngat. nee na xale bi l'enfant le bébé mu ne suñ ko bàyyi woon te yaruñu ko mu ne day mujj nekk animal rek. waaw loolu wax ju doy waar la wax ju doy waar la waaw léegi nag xam naa il faut ñu laaj kan mooy enfant ah ndax enfant mooy ci âge bi wala ci responsabilité yi ak xalaat yi ak xam-xam yi ndax di nga gis koo xamante ni day dem ba am 40 ans dem waaxu dem gis moromam jox ko boppam ne ko yar ma kooku bu enfant aha kay ndax am na ci moom lu nekk ci moom mu bëgg mu dañ am na ci moom lu nekkul ci moom mu bëgg mu nekk ca moom la ñuy wax tarbiya donc tarbiya day dox ci sa dund ba keroog ngay dee waaye tarbiya Seydina Muhammad lan moo tax mu wuuteeg yeneen tarbiya yépp mooy tarbiya yonent bi dafay ñëw sax avant ta naissance ci sa ndey ak tànn ga ak ya ca xew yépp ba nga dee muy continuer di la tarbiya ba ci sa biir bàmmeel ba keroog ëllëg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax mu mën a yar waa àdduna yépp sallallahu alayhi wa sallam parce que son borom moo ko yar waaye son borom laataa mu ko wàcc ci kaw suuf sax fekk na ruu gi nga xamante ni moo ci gën a am solo loolu ustaas yee ko gën a xam tabaarakallaahu am na fu mu jaar ak moom tarbiya ko nandal ko ay leer raxas ko fóot ko ba waxtu woo ba mu jotee rek mu daal di génn commencé di exploser di wane di leeral ba mujj nekk jant leeral àdduna yëpp yàlla ñu ko yàlla fayal moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee Imaamul Ghazali nee na doomu aadama duñ ko bàyyee te amul éducation ci niveau yëpp mooy mu jàng ca daara ja jàng ca école ba jàng àdduna souffrir tukki dégg nga dajeeg nit yàlla mu àgg foo xamante ni ñii ñëpp mënuñu fa àgg su dul lool rek day mujj nekk un animal mooy lan moom la ñuy wax ci philosophie un aliéné koo xamante ni moom racine ya nga xamante ni moom moo war a tax mu taxaw dëgër dog na ko wala bopp moom garab la goo amul racine goo xamante ni jëmmi garab la am du ngelaw ñëwee daaneel ko du ko am doole ñëwee du ko ba mu xee mu daanu mooy lan heure bu génnee dajeeg keneen wala mu dajeeg feneen wala mu dajeeg ñeneen ca saasi moom ci boppam day réer dootul mën a exister dootul mën a taxaw dootul mën a taxaw daraam yàlla na ci yàlla musal loolu moo tax macha allah su la yàlla dimbalee ba nga génn léeg-léeg sa kilifa sa sëriñ sa yar sa mbaax li nekk ci yow billaahi li ci ëpp doo ko xam waaye soo demee jonjoo ak ñeneen jëflanteeg ñeneen gis nañuy doxalee gis ni ñuy agiré gis ni ñuy réagiré gis ni ñuy réfléchiré gis ni ñuy raisonné yow ci ngay wax alhamdulillahi rabbil alamin ci ngay wax ndekete man am naa richesse bu dul jeex am naa xam-xam bu dul jeex am naa may gu dul jeex te yonent nee na cadeau bi gën a rëy waajur mën koo jox doomam mooy mu yar ko tarbiya ko ba fu mu nekk mu mun faa nekk yàlla ñu yàlla dimbali su ko defee moo tax le professeur tudd na sànq aaya boo xamante ni mooy résumer la vie du musulman certes ça commence par la lecture la recherche du savoir dégg nga ak njàng ak wut xam-xam waaye aarifine billaahi ñoom dégguñu iqra kase yow doo jànge da nga naan iqra bismi rabbika alladi xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka lakram ba aaya ba jeex waaye aarifine billaahi ñoom benn verbe yàlla da nga ciy dégg 1000 verbes benn injonction divine ay 1000 injonction divine lañ ciy dégg iqra la yàlla wax jàngal liiral ci sa turu borom waaye ñoom dégg nañ ca lekkal ci sa turu borom naanal ci sa turu borom bëggal ci sa turu borom bañal ci sa turu borom sëyal ci sa turu borom amal doom ci sa turu borom takkal sëy ci sa turu borom jubóoleel ci sa turu borom tukkil ci sa turu borom dajeel ak ñeneen ñoo bokkul ak culture ñoo bokkul ak diine ñoo bokkul ak pas-pas ñoo bokkul ak couleur de la peau ci sa turu borom
dundal ci sa turu boroom deyal ci sa turu boroom dekkil ci sa turu boroom su boobaa yàlla dina la defal la mujj ci aaya ba mooy wasjud waqtarib sujjootal te sujjoot boobu ñun nitu zahiri ñoo ngi koy firee sujjootug bopp waaye sujjoot boobu dëgg moom la aarifi nii di wooyee sujjoodul qalbi mooy sa xol bi sujjooti yàlla te xol du sujjootale yàlla dootul siggi ba faw kooku mooy maqaamal qurb nga xamante ni da ngay dëkk ak yàlla nekk ak yàlla te dootoo génn ci moom te yàlla dootul génn ci yow moom la yonent bi def amoon moom la defaloon saxaabaam yi ba mujj gi mu def une déclaration solennelle boo xamante ni ba tey ji moo tax kenn yabatul njabootu sayyidina Muhammad mooy lan ashaabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum sallallahu alayhi wa sallam sama sahaaba yépp à partir d'aujourd'hui xam leen ni na ma yàlla yare woon démb ci azal na ma yàlla yaree ci kaw suuf ni ma yàlla nattoo defal ma formation sociale defal ma formation morale jël sama nday rey jël sama baay rey jël sama nijaay rey jël samay maam rey moom dong mu occupé wu sama éducation tey jii lépp li yàlla defoon ci man ba mu des nubuwa gi def naa ko ci Aboubacar ni Siddiq def naa ko ci Ousmane ibnu Affan def naa ko ci Ali ibnu Abi Talib def naa ko ci Seydina Omar ibnu Khattab radiyallahu anhu loolu moo tax Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaata yoon la nit jóge ci beneen contrée beneen réew di seet yonent bi dajeeg Aboubacar gis ko di jooy yaakaar ne yonent bi la dajeel wala mu gis Seydina Ousmane wala mu gis Seydina Omar wala mu gis keneen ci saxaaba yi jàpp ne yonent bi la dajeel pourquoi parce que yonent bi il a déversé ci ñoom dafa yëbb dafa déteindre lépp luy valeur ak vertu ci mu jóge ci moom te mu jëlee woon ko ci yàlla ba ñoom kenn ku ci nekk jant boo xamante ni ku leen xool gindeeku defaru àdduna ak alaxira yàlla nañ ko yàlla fayal ñu saxaabatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon éducation boobu jullit bi noonu la war a dundee l'islam système la contrairement aux autres am na ñoo xamante ni seen diine dafa am rek lu muy lijjanti wala boog suñ jaaxlee la ñuy gëm diine ci la ñuy dox mais l'islam dalay topp dans tous les aspects de ta vie lépp lay lijjanti tout du début jusqu'à la fin di la tere di la digal di la orienter di la wax ba keroog sa dund jeex te sa dund jeexee danaan la des na li nga doon def de di ko fekk sa biir bàmmeel bu dee lu baax la bu dee safaan la di nga ko fekk ñun nga ne ndax foofu la yam ñun la déedéet des na yowmal xiyaama yàlla dina teg jaam yépp la nga defoon tamit ñu nga rendraat ca compte kon l'islam dafa nekk loo xamante ni dafay globaliser dund doomu aadama bi ci aspect yépp loolu te képp koo xamante ni yàlla dimbali na la ngay dundee noonu l'islam xamal ne yaa ngi dund l'islam waaye ku deful loolu yaa ngi tronqué yaa ngi wàññi yaa ngi dagg loo xamante ni soo ko jëloon ba mu mat sëkk sa lépp dina baax sa àdduna dina baax sa àllaaxira dina baax moo tax pour ñu nekk jullit il faut que ñu bañ a yem rek nekk muslim waaye dañoo war a nekk muumin war a nekk muhsin su ko defee toutes les 3 dimensions de l'islam day dajaloo ci ñun mooy thèse bi ak synthèse antithèse bi ak synthèse bi su ko defee dañuy nekk ay muhammadiyun fees dell di yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fu ñu nekk ci àdduna bi dañuy mujj di briller yàlla seede nañ xam ngeen ni alaaji Moodu Njëgeen mii jikkoom yu tedd yii mbaaxam gii taaram bii ni mu meloon ni mu doon jëflanteeg boppam doon ko jëflanteeg ay soxnaam doon ko jëflanteeg ay njabootam doomam doon ko jëflanteeg taalibe yi doon ko jëflanteeg sax chrétiens yi nga xamante ni du ñu jullit alaaji Moodu Njëgeen soo jàngee histoire Seydina Muhammad ñëw gis dund alaaji Muhammad Njëgeen doo am benn différence. Pourquoi? Parce que c'est la méthodologie moom la ñuy jël appliqué ko ba lépp dox moo nga ko loolu moo tax bis maa ngi leen koy wax man leen gars yi ñoo ngi ñëw di ñu jéem a imposer démocratie ba mu jaral leen léeg-léeg ñu song am réew taal ko la xew ca Libye dégg ngeen ko c'est au nom de la démocratie au nom des libertés la xew ca Syrie dégg ngeen ko la xew ca Irak dégg ngeen ko la xew ca Afghanistan dégg ngeen ko la xew ca yeneen réew yëpp dégg ngeen ko te c'est au nom de la démocratie te li ci ëpp Afrique lañ gën a yàpp ca Congo ca feneen ñun la ñuy jàngal ci démocratie te wax naa leen ne leen ñun ñoo xamul suñu bopp ñun jullit yi ñoo gëstuwul ñoo bëgg a yem ci aaya alquran yi ak hadis yi kese te fekk yonent bi lépp la jàngale moom la Cheikh na Ahmad Tijani di wooyee aynul maarifi mooy aynul maarifi ca kanam mu tuddee ko alkanzu al azam waaw aynul maarifi xam-xam yëpp yi jiitoog yi mu jëkk yépp loo gis ci àdduna ci xam-xam moo ngi gongee ko ci dënnu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kañ ñun xam-xam yépp la ñu war a gëstu loolu dinaa ci ñëw loolu laay jeexale waaye mooy alkanzul azam lépp li yàlla am ci lu baax yàlla moo ngi ko dëxañ ci dënnu yonent yàlla Muhammad waaye ñun suñu amee kooku lan moo tax ñu nekk en retard te même bu dee loolu baatin la loolu ña àgg ca yàlla ñoo ko mën a xam dama ne
lépp luy teraanga yàlla defal nañu ko ñun julliti ñoo moom pétrole bi ñoo moom lii ñoo moom la ca des yëpp ñoo ko yor waaye ba tey ji ñoo ngi des ginnaaw pourquoi parce que jusqu'à présent on n'a pas utilisé tous les moyens et tous les enseignements yi nga xamante ni moom la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jàngal yàlla nañu ko yàlla fayal loolu moo tax bis moo wax mbokk yi ne leen soo leen jàngee histoire suñu soppe bii le professeur Sanokho tudd mooy Seydina Bilal ibnu Rabah radiyallahu anhu borom Habasha keroog bii saaba yi sonnee ci màkkatul mukarrama yonent bi lu mu leen wax dañ leen dem leen ca Habasha Habasha mooy fan Habasha mooy Éthiopie buur ba fa nekkoon comme buur ba Jolof wala buur Siin wala buur Saalum wala Barak wala nu ñu koy waxeetee teeñ wala Damel mooy moom lañ doon wax la Négus mooy Najashi mooy Négus kooku moo ngi tuddoon Ashamata ñun Najashi rek la ñuy wax waaye Ashamata la tudd Ashamata boobee déglu leen li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam yonent nee na dem leen ca Éthiopie ndax am na benn buur bu fa nekk kenn du tooñ ci suufam jàppal boobu kenn du tooñ ci suufam mooy lan justice am na fa mu ne foofu nit dañ koy may muy wax xalaatam mooy lan liberté d'expression mu ne foofu ku am sa diine bu bokkut ak diine buur bi mën nga ko pratiquer mooy lan liberté de culte mu ne foofu amul nit ku weex ak nit ku ñuul loolu mooy lan égalité ak fraternité mais attention yii nii principe yi soo ko boolee tënk ko benn moo la lay jox mooy démocratie wala boog élection rek moo ca des te buur ba noonu lañ ko doo gëstoo ci seen histoire nan doon fale buur ba démocratie kese la kon man la ma cay déggee mooy loolu laa wax mbokk yi man leen dafa mel ni Rasulullah daf ñu doon wax nañu am na benn terme bu ñu war a utiliser ca kanam nar cee rey ay nit nar leen koo imposer yéen jullit yi yéen nit ñu ñuul ñi war a gëm l'islam waaye na ngeen xam ni loolu ñu leen di jàngal yéen a ko moom yonent bi dafa mel dafa bëggoon a wax ne te xoolal monde bi fi mu tolloon ci jamono boobu yonent bi waxul gars yi dem fenn fudul Éthiopie mooy fan Afrique kon monde bi ci moment boobu noonu fenn rek moo amoon démocratie ci kaw suuf mooy Afrique kon suñ demee ba 21e siècle ñu ñëw di ñu imposer démocratie di ñu jàngal démocratie problème am na mooy lan ñun ñoo xamul suñu bopp ñoo fàtte suñu valeur ñoo fàtte waaj ñu yàlla boole muy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf loolu moo tax macha allah ñu bëgg mbokk yi macha allah gën a góorgóorlu ndax dañuy wax ni ab peuple soo ko bëggee xalak da ngay fexe ba ñëpp nekk ay médiocrité moom ngay samp ci peuple ba bu leen dóor bal bu fa sànni bomb bu leen gaañ bu fa indi sax ay coup d'état fexeel peuple ba médiocre dafa mel ni loolu nag virus boobu sànni nañ ko suñu biir waaw lu doyee di rek di joxe ay contre exemple ay contre valeur di imposer nit ñi ne ñi ku deful doye di ak ñàkk fay di doo am dara doo tekki dara te valeur pure moom ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaw su ko defee ñu góorgóorlu ci bàyyi xel sunu conscience collective yi ak collectivité des consciences loolu fekk mënuñu def la part des choses entre les deux là problème dafay am ba faw bi ci des ñu gën a góorgóorlu ci gën a taxaw ci jàngale sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jàppi la religion musulmane religion boo xamante ni dafay dajale lépp dajale xam-xam dajale jàng dajale lépp bu ñu ko jëlee ci rek par exemple comme ni ko le professeur Adama Gueye waxee jàpp ak wird leneen a ngi ci am na yoo xamante ni peut-être ñun rëcc nañu mais nañ fexe suñu njaboot yi ñu former leen ba ñu dëgër ndax fi mu ne nii génération bii di ñëw du xam-xam amul musiba dafay am damay wax ne képp ku bëgg a liggéey l'islam fi mu ne nii au moins da war ngaa mën ñetti langue 3 langues xam informatique soo ko amul doo mën a liggéeyal diine maa la ko wax mën ngaa am nag ñuy liggéeyal diine yow mën nga am ay taalibe wala ay doom wala yu waaye yow mënoo liggéey foog nga am ñetti langue au moins ak informatique pour liggéey l'islam il faut que ñu gën a góorgóorlu lii dafa am solo ñu indi un professeur boo xamante ni tey jii su julli jotoon duñ ko wax jiiteel mu ñëw taxaw di wax ci diine xam nga lu tax loolu dañoo soxla xam-xam bii bi may waaj a ñëw
fa am benn jarbaatu suñu Ousseynou Jigal ku ñuy wax Cheikh Diop moo nga France fa am benn waay boo xamante ni dafa ñëw ci ñaanu maam alaaji fekke ko mais l'habit ne fait pas le moine, l'apparence est souvent trompeuse. waa ji ñëw toog ñu def ñaan gi ba mu àgg muy déglu fekke ne yëpp du jullit de waaye du ñuy julli mu ànd ak ñun duñu lu ñuy def du ñuy wasifa mu ñëw toog ànd ak ñun ba ñu pare mu ne dafa bëgg a am interview ak man mu invité ma fi ñuy wax dans le 15e ci benn café ñu toog ñu waxtaan man xawuma ko waaye boobu man jàng naa méthode yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw te dama koy appliquer ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin lii la yonent bi wax ne kuy woote ci lislaam nii nga war a wootee nii la jeex na keneen ku def leneen musiba day am soo gisee dérive yi ak musiba yi am ci diine ji ak ci àdduna bi yëpp parce que nit ñi dañuy jéem a utiliser seen xel di jéem a utiliser ay méthode jàmbur ay ñoo xamante ni xamuñu dara ñooñu amuñu xam-xam ci am xam-xam muy rasulaay ñii ñëpp ñi fi amoon xam-xam gis nañ fi ñu mujjee li ñu indi ci musiba xam nañ ko gis nañ ko li ñi ñu yar seeni taalibe li ñu yàq ci kaw suuf gis nañ ko man Karl Marx nga may wax Hegel nga may wax Einstein nga may wax mais déedéet man ñooñu waxuma leen li ñu def seeni taalibe li ñu def moo ngi nii moo ngi ne fàng guerre yaa ngi nii famine baa ngi nii rayante baa ngi nii richesse baa ngi ñu tasaare ko xaw ma règle du xaw ma du 20 80 lañ koy wax alalu àdduna bi yëpp ñaar bu dee téeméer lañu ñaar nit ñoo jël alalu àdduna bi yëpp def ko seen poche te kenn ci ñoom kese mënoon na jeexal xiif ak ñàkk ci kaw suuf nga xam ne ñooñu seen sëriñ moo leen jàngal loolu waaye ñi Seydina Muhammad jàngal ñu mokkal ku mel ne El Hadj Mouhamad Ndiéguène nu mu daan def daan tey ceeb bi ba koy waaj a sóor nit ñëw ne ko amuñu lu lekk amuñu lu naan mu ne demal ci waañ wi ku ayee ñu ne ko déew mu ne nangam mu ne dem leen ngeen jël ceeb ba ñu tey ngeen jox ko mu yóbbu këram loolu école yonent yàlla Muhammad rek moo mën loolu sallallahu alayhi wa sallam waa ji ñu toog man xamuma ko waaye ni ma yonent bi jàngale rek laa def ma wax ak moom wax yu teggine yu dal mais ma dem ba ci biir ma xam ni yàlla nee nañu tamit ci biir aaya bi wa jaadilhum billati hiya ahsan am na moment boo xamante ni nag waxal ak moom daf koy jar mu dugg ci domaine ndax moom c'est un docteur en sociologie déedéet li mu am ci doctorat daal xam naa lu mu bon ñeent la te cabinet bu mag a mag la am li muy recevoir ci nit kenn xam nu mu toll xam-xam bu bëri lu nekk gëstu na ko dafa xam culture chinoise culture asiatique daal lu nekk la ca xam culture européenne Afrique rek li Sénégal xam te ma musu fee ñëw li mu fi xam daanaka man xamuma ko ci lu nekk ci suñuy pajak suñuy xalaat ak suñuy moom may wax ci sëru joolaa yi ay xam-xam yoo xamante ni man musuma ko sax dégg day gëstu lu nekk mooy wax ak moom ba caag ma xam ni kii ay aaya du ko daaneel parce que gëmul aaya ate la moom nee na sax yàlla amul kooku foo koy waxee aaya foo koy waxee hadis moom gëmul ni yonent bi yàllaa ko yónni foo koy waxee hadis nu ma def samay cours philosophie 2003 dégg leen baax li may wax dama koy wax njaboot gi sama rakk yi ak sama doom yi loo leen di jàng leen lépp philosophie ak mathématique ak info jàng leen lépp te ngeen maîtriser ko l'islam daf koy soxla billaahi laa leen wax man te aayu ma woon sax philo mais samay cours philo laal jël daal di rabataat lépp sama bopp bi mu toog ma dellu ci samay cours droit xam nga droit daanaka philosophie rek la samay cours sociologie waaye ba ma commencé di ko sottil ndax la cëpp mokkal naa ko ma ko koy sottil di ko sottil mujj gi ma gis ne waxtaan wi équilibré na ndax moom moo nekkoon di wax rek di def lu ko neex waaye ba ma ko dóoralat ko mu ne ma je savais pas que yéen nitu l'islam yi da ngeen di bàyyi xel sunu concept yi ak sunu xalaat yi ma ne ko déedéet lépp dañ koy jàng denc ko heure bu ko l'islam jotee rek ñu génne ko su dul loolu nag mën nga toog ak ñun fukki at mënoo xam ne xam na nangam ak nangam ak nangam waaye waxtaan wa mujj équilibré lool muy wax may wax te mujj gi début moom rek moo doon wax mujj gi mu bàyyi moom waxam di ma laaj ma koy tontu yàlla def ci sutura barke mag ñi ndax bi may dem def naa tawassul ci gaa yu baax yépp
wallaay sëñ bi kuy dem da ngay waaj xamoo ko te bi ma demee ndek ñeenti docteur kii xam na luy doctorat ak diplôme yu dul jeex la am mais alhamdulilah ñu dem ba ab 30 minutes la ñu waroon toog dem nañ fa ñetti waxtu 3 heures de temps doyalul yamuñ ci loolu ba ñu paree mu daal di dem ci ay mbokkam fekk association bu mag buy gëstu affaire xam-xam ak gëstu la nekk mu ne leen man daal depuis presque 5 ans ngi nii maa ngi bëgg ñu def suñu daje boobu mais fu ma dem ku ma jëflanteel su ma la nattee damay gis ni da ngay jàdd ndax professeur wax na ko wax ci diine te yow jullit nga te ñu jox la yeneen thèmes yoo xamante ni bokkul ci diine soo wattul di nga dugg subjectivité mu ne nag daje nag koo xamante ni nitu diine la ci këru lislaam la bokk ndax xam na kër gi bu baax waaye alhamdulilahi rabbil alamin su mën na waxtaan ak ñëpp moo tax fi mu ne nii moo ngay waajal conférence boo xamante ni juróomi junni nit ñoo fa war a daje toutes les 4 religions ñoo war a toog te man mii lañ ko war a def loo insha allahu taala su may dellu di ko def pour wax leen ne leen xam-xam yépp lañ ko war a jàng su ko defee ñu mën a taxaw am taxawaay bu dëgër ngir su ëllëgee fu lislaam soxlaa ñu mën a taxawu diine kon yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal ci àdduna ak ci àllaaxira su ko defee ñu bañ a noppalu takk ndigg yi bu baax comme ni ñu ko waxee les seules vacances de l'homme sur terre sont les 9 mois passés dans le ventre de sa mère donc te bu dee loolu mooy vacances yi bu dee noppalu tamit yaakaar naa on a tout le temps pour se reposer dans la tombe su ko defee àdduna liggéey rek yëngatu rek bàyyi xel te di sóor ëllëg préparer génération bi di ñëw ñun lu ñu ñàkk buñ ko def ayib nañu fexe ba sunu rakk yi ak sunu doom yi am ko waaw comme liñ la gëstukatu américain boobu waxoon ne la différence entre un politicien et un homme d'État c'est que l'un pense aux futures élections et l'autre pense aux générations futures ñun nag nañ bàyyi xel génération future yi sàmm suñu bopp sànq suñu bopp fàtte suñuy jëmm fàtte suñuy tur fàtte suñuy yëf préparer njaboot gi ndax am nañu ay défis ñooñu gën a metti les générations seeni taalibe ñooy gën a exigeant xam nga ne ay Sidi Camara mi ay Sanoxo mi ku leen am taalibe sëñ bi lu leer ngay wax soo ko deful ñu wàcc la fi dem seeti keneen su ko defee kon te ñii ñëw ñooy gën a dëgër bopp ñooy gën a doy waar ñooy gën a bëri xam-xam te du boobaa il faut qu'on soit à la hauteur et être à la hauteur c'est à la fois boire dans la source du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais aussi lépp luy xam-xam bu nekk ci contours yi nga jël ko dajale ko ndax yeneen bi su waxee wut leen xam-xam ba Chine waxul woon pour ñu jàngi aaya foofu ak hadis am na leneen lu ñu fa doon wuti yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla jubal yàlla na yàlla mottali yéene yi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tabarakallah comme ni ma ko waxoon su ma sañoon samay 20 minutes dañu koy may professeur ñu yemale foofu suñu kàddu ba beneen yoon insha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu doon ko tudde Jibi Kayre mu doon muqaddamu maam Amari Ndak Seck bu nu julli woon ajjuma ba pare day taxaw rek di sànni ànd naa ak ay xale yu ndaw yu koy daan woyal ki tudd daan kii kenn boobu année 50 yi la yaakaar na li may wax mu ngi bëgg am ay fan góor boo xam ne waxtaan yu doy kii man waaye nag di ko askanale noonu Amari Ndak àll soodan yeewu leen jant ba tiim na leen jéeg xut bu zaman baa nga cenal soobu doonay taal mu daan wax wane askan fi mu bokk waxit magu yàlla moom lu mu def ak niveau bu mu doon na beneen mag boo xam ni waa kër Mame Cheikh Ibrahima Fall barkala moo gënoon a neex dara moo gënoon a doy waar it nag ndax wax yamu daan wax kenn mënu ko nettali waaye boo dégloo rek wax yooyu day kéemaan yooyu mu daan wax te kenn mënu ko nettali kon doo ko dégg léeg-léeg mu caxabal dugal yoo xam ne dem na ay bind te ci Cheikh Maam Cheikh Ibrahima Fall yi structure wax symposium nag moo gën a scientifique niroo tax ma jàpp ne am na évolution ci concept bi ñu jël
scientifique ndax da ngeen di wut ay damay bañ wax panéliste ndax baat yi dañoo am connotation gis nga colloque mi ñuy wax wala symposium wala conférence wala forum wala séminaire benn bu ci nekk am na connotation dafa am fu mu lay dellu léeg-léeg mu delloo la ca communiste ya léeg-léeg mu delloo la ca franc-maçon ya léeg-léeg mu delloo la ca terroriste yi léeg-léeg mu toll la ci conservateur yi léeg-léeg mu delloo la ci caaxaankat yi kon baat yooyu yow mi nekk ci kanamu nit ñi di wax war ngaa bàyyi xel loo ci utiliser boo bokkee ci l'islam nga xam ne am nga islam connotation ay baatam boo waxee waxda unité te nga jublu ca nit ñu daje ànd fab seen xol def jox yàlla am benn lamp mu yonent bi ngeen àndandoo ak kon say kàddu say connotation baat dana am solo nga bàyyi ci xel te baat yi sax day évoluer colloque mii bu nu ko tuddee forme yu bare day nekk ci benn baat te forme bu nekk ka koy utiliser mu mel ni boroom xam-xam yi nga xam ne xam nañu dañu koy utiliser genre ñii mooy réformateur yi réformateur di nga ci dégg Mohamed Abdou di nga ci dégg Mohamed Iqbal di nga ci dégg as-Sibaa yi bu fekkee ne ñuy jàngal diine l'islam di jàng kii cosaani baat yi ak cosaani wax ya borom xam-xam le père de la grammaire Vaugelas le père de la grammaire réformée Goubnet ñooñu di ay borom xam-xam yoo xam ne dëkkin yooyu ci jataay ñu dégg la ñuy wax xam nañ ne kii lii la ñuy war a wax ci loolu alhamdulilah bi nga xamee ne ñu ne ñàkkuñu ay mag ñoo xam ne yar nañu njaboot yi ba ñu xam ni yàlla rek lañu mu mel ni thème waxtaan wi dund ci sori di ci wax weddi sa bopp doo am ay panélistes jël leen ñu wax fekk wala ñu sotti ngay wax la leen waaye incha allah xajama baro ku bokk ci njabootam boo dee wax yar amul beneen yar yaru yéen ci yàlla Muhammad ñu war di def différence ndax société islamique kon yaru société islamique la jox bari na lu ñuy juum te ëpp raw na ci ñun la mooy dañuy dem ca naar yi te société arabe wala ñu dem ca tubaab yi société européenne wala ñu dem États-Unis société américaine wala ñu dem Asie société asiatique
mooy dernière partie libellé kii bi mooy aliénation culturelle la nga bàyyi fi sa société waxuma société africaine bi mais société islamique bi nga bokk nga wëcc ko fa dem ca tubaab ya jël seen éducation wala aliénation ñaari pàcc benn bi mooy xaabaabal yow ci biir benn bi xaabaabal ci biti xaabaabal ci biir bi mooy waa ji ñu ne daa jàng ci dëkk bi moom moo fi gën a mën a jàng diine waaye naqari na dem ñaari baat yoo wax mu ne yàlla dalay lakk safara loolu xaabaabal aliénation la beneen bi ci des mooy gëmoo sa bopp sa société islamique bi sa culture islamique da nga ko fee wàcc dem jëggaani beneen culture nga lay toppandoo ci seen i wax nga leen di toppandoo ci seen i jëf nga leen di toppandoo ci seen i coow xaabaabal yooyu ngay xaabaabal nag bu ëppee nga jël ko ci ñeneen ñoo xam ne musiba rek mooy indi istitraaf irhaab yii di ko indi terroriste yi extrémiste yi conservatisme bu metti boo xam ne kenn xamul loolu la ba jur ostracisme boobal aliénation dangaa bàyyi li nga xam ni mooy sa cosaan nga war koo wax mu jariñ la nga war koo wax wala war nga koo doxe wala nga war koo jëf nga wàcc ko fa topp ci ñële ca la ñu pourtant téere bi nga jàng la ñu jàng ñu interprété ko seen façon mu gaañu te fekk na mag ñaan ko waxtaani fi jàngale ko yara fi njaboot macha allah mu jur loo xam ni moo lu yàlla gërëm Cheikh Hadj Amadou Baro la ko jëloon sànn mooy liggéey ci waaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar njaboot yi ci yaru yonent ànd ceeg ñoom Cheikh Hadj Amadou Baro li kiyam dëgg mooy defar nit ba mu jotee ak ca borom defar bi nag dana àgg ci maqaamaat yoo xam ni duñu àgg ca maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñu àgg ca dimension waaye dimension bi yonent bi toll mu doon dimension subatomique mënuñu ca àgg dimension yonent bi ca fa mu tàmbalee ba yàlla yabalee ay malaayka ñu di ko xar xol xar digg ca maa bi xasar ko woykat bi wax yu ñaaw yëpp coxor jumati siis añaan fen rambaaj yooyu nga xam ne mooy gàkkal doomu aadama yàlla yebal malaaka ñu dikk fekk leen ci àll mu ngi am ndax xale yi ñaari kawe song ko xale ya daw dem ci kër ga ne Muhammad ñu ne ana Muhammad ñu ne Muhammad day ñaari gaay ñoo ko jàpp xar nañu dënnul xar dënnul ñëpp daw dajeeg moom ñu ko wax lu xew donc bi ñu xar sa dënn bi nga waaw ñu yàlla yëpp nee na dañ ma doon dindal lu bon li bon ci doomu aadama tax niveau boobu
mag yàlla yi ci réew mi mag ñuy maam Hadj Amadou Ba niveau boobu la bëgg a yëgal la yu sew yi ci seen biir yépp mu dindi bu mu seetee ñi nga xam ne xam nañu kër gi dëkk am na loo xam ne kenn mësu ko fee gis kenn mësu ko fee dégg ci yar ci tegg cër yi yu leen doomu aadama yi yeneen kër yi jox sax loolu ndax ñoo dañuy mel ni mujj ni mel ni ay damiti malaaka la xamuñu loolu ñu denc boo xamul nag lu mu denc da nga tey loolu doon bari na tey bari ci kër ci mag ñi tey dëgg la fa tabarakal ndax ku xam ni mu sañ ca barabam bii li mu fi jànkoonte moom ak i njabootu lu mel noonu la tabarakal dana ko wax kon noonu lislaam bu nag amul leneen mooy support bi nga xam ni yàlla na ko dégg jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ponk yi xam ngeen pas-pas bu rëy ànd ak yonent jëf li mu sant amul lenn ni sëñ Cheikh Ahmed Tidiane di wax ne sama tarixa bi bu ngeen ci déggee loo xam ni dafa wuuteeg sharia ki ko wax moo topp bakkenam waaye du man waaw tax na lislaam bi itam fa tabaraka la bàyyi mu dégg ci dégg yombal ñu cay yombal wala jafeel bu ñu cay jafeel lislaam ndax lislaam bi diinu nasiha te biir rek te itam nag diina la joo xam ni itam laa ikraha fi tax ñii ngeen dégg ñu aliéné bay toj bay rey ay ñoo xam ni ay jàmbur la ñu cay dagg-dagg yoo xam ni teguwul ca yoon wala ñu cay jëfe-jëfe yoo xam ni dañoo bàyyi concept laa ikraha fi diin bu ñu bàyyee concept diine ji amul contrainte am na rigueur mais amul contrainte am na rigueur ndax yaa dikk bokk ci soo ci bokkee bokk nga ci soo ci bokkee lii mooy règle su fekkee ne nag léegi mënoo ko bokkoo boo ci duggee ne da ngay def leneen itam bukki bu muuroo teru bëy la li ngay wax du lool kon tabaarakalla loolu ci gàttal ndax itam du nu fi wax mukk loo xam ni yéen waxtaane jël bëggoon itam nag comme itam mu ngi am évolution ñàkkul am ab comité scientifique buy xalaat ci thème yi mu bañ a doon benn waxtaan rek benn xalaatu kenn comité scientifique bi dugal ñu ci discuter fab thème yi jox ko ay spécialiste ñu traité ñu dip exposé ko sottante ci xalaat yi bu nu noppee def ci ay acte yoo xam ni day des ñu mën a ne kii ca jataayu 2017 ba lii lañu fa waxtaane lii moo ci génn ci njëriñ jataay bu nekk la ko waral doon jataay boo xam ne wane sa bopp wane leneen wax ju bari sa ragalante gannaaw te bañ a doon lool autopromotion waaw yooyu yëpp daf ci am ci jataay ñu fexe nag comme ñu ngi évoluer yëpp ñu bàyyi ci xel
su ko defee incha allah yaakaar nañu ne li nu bëgg yëpp ci te du leneen lu dul jàmm période bi ñu ko def itam nag ñi ñu koy defal waajal jikko àddina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne yonent bi yàlla yabal gi mu ko yabal suñu njariñ la mu jariñ ñu moo tax ñu jariñu ci yonent bi moo tax yàlla yabal ko mu ko yabalee nag bu ñëwee nag la mu indi ci départ bi ñu wax ku nekk ne leen nag waaye ñi ñëw kat dañ ko fonk ndax lii la moom lii la indi njariñ bi njariñ bi njariñ bi ñun ñëpp na bokk woon waxtaane ko bu nu fi jógee bu ëllëgee mu daal di ñuy jariñ ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal sant xale yi nga xam ni ñoo ko doon waxtaan waaw ñu ko fi defoon daal itam talaata si nuyu Ndiaye professeur Sanafo dëgg yàlla ñu leen di sant di leen gërëm ci turu xarit ñu ngi sant yi nag sunu doom imam Mor Talla Dieng ndax itam fa lañ koy liggéey ci xale yi ci mobilisation yàlla gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale mbooloo mi jàppale xale yi ci biti yi tam fa docteur Assane Njëgën nga ca Canada gis ngeen participation yi muy def jëme ko ci xadara Alxaaji Amadou Njëgën ñu ngeen gën ko xam ca kay mu doon imam ca Marseille ñu ko dégg ñu ngi liggéeyal xadara bi ci biti ak ñeneen ñi nga xam ni bëgguñu sax fee waaye ñu ngi liggéey fa tabaraka fii xale yi fa tabaraka Mouhamad Lamine mii mobilisation xale Dakar yëpp tabaraka fii itam xale yi xaaji Mouhamad ñoom ñëpp tabaraka la kenn ku ci nekk te loolu yi muy dëgg na kenn ku nekk jàpp te def am na loo xam ni jàpp sëñ Oumar ak mbooloo Cheikh Abdoulaye Dièye ñoom ñépp di njaboot te kenn ku nekk ngi jàpp waaw bu nu déglu leen détails yi yépp buñ ci dugg xale yi góorgóorlu leen juboo ànd waxtaan waaw xadara bi liggéeyal xadara bi waaw ñeneen ñi ci des yëpp détail waaw mu bañ a doon liggéeyal sa bopp yomb na affaire bi ku nekk lañ lay yàlla sëñ na la borom jeex loolu baax na tuuti nag am xalaatu nag liggéey ñi sëñ Sidi Mouhamad am initiative dekkal initiative ndax kat bari na loo xam ne ñàkkul waxtaane nañ ko de doon ñun génération bi leen jiitu seen Pape Mounirou Ousmane te maa ngi moom daan bokk jot amul yëpp amul benn boo xam ne tooguñu waxtaan ci waaye nag koo xam ne surga nga doo dogal léeg-léeg dañ naan boo teelee yow ci sa biir bopp am nga problème kon fa tabaarakal ngi ñaan ci yàlla yàlla na yàlla barkeel nañ ko taxawee ati ngi bàyyi xel Serigne Mounirou Ousmane dëgg yàlla kenn doon ci Serigne Moustapha kenn lañ ci doon taxaw alaaj dut sax yi wax maa ngi koy wax xale yi ne leen gàmmu gii bu dellu si ci loxoy doom yi taxawaayu alxaaji dut sax yi Serigne Moustapha Mounirou Ousmane ak nun ñii sunu kilifa Serigne Daan mag ñi jox ko ndigal mu tànn nu àndandoo ak nun mag ñëpp bokk tànn nu àndandoo ba yàlla ak sin fii mu ak seen kan noonu it ñu bokkoon ko ak sunu rakk imam Malick Serigne Moussa Serigne As bi mu jógee kenn wala bu ci nekk nag kenn ku nekk ngir liggéey ngay liggéey kon nag yàlla jàppale ñëpp yàlla yàlla barkeel leen ci barkeel leen ñu ngi sant jigéen ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar mbooloo mu ngi si yéen
bu yàgg yéen bu amee njariñ nit yéen la ndax yéen a mun ngeen di ñëw yàlla na yàlla barkeel leen ñu ngi sant ñëpp sëñ si ñu leen di yeesal fa tabarakalla li nga xam ni moom gaar rek loolu la yàlla dogal yàlla wala ñu gën a ci waxtaan ay nag ñu ñaan ci yàlla 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 barkeel yëpp loolu moo leen te ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaan yàgg na ñëw ci fa tabarakalla njaboot bi ci kër gi waaw te itam soo dem ba wax loolu moo xam seen yoon bi mos bi dal ko waaw tabarakalla ñu ñaan ci yàlla yàlla barkeel dafa leen ay xew suñu te ñu def ko ay ati donc loo xam ne wa antum bi xayr. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi